campagne électorale bi ngir waajal jongante njiitu réew mi daal dina door tey ci dibéer ji lu ñu mel nag waral DAGE bu ministère des sports di Mamadou Ngom Niang doon amal ab meeting ca Fatick ngir waajal boobi lekk ubbite. woote bi ma woote je pense que dama ko woote pour waxtaan mais waxtaan boobu tey man je pense que tey ay kilifa ñu ngi fii je pense dama leen di defal peut-être honneur boobu ñoom ñu wax ak askan bi message bi nga xam ne moom la ñu war a préparer pour campagne bi. donc sans plus tarder damay remercier autorité Fatick yi nga xam ne ñoo ñëpp teew si bés bi comme ni ma ko waxee moo taxoon ma wax Bakary Sène léegi ne ko jëlal ma liste nga gërëmal ma ku ne parce que xëy na bu ma jëlee micro bi mun na am ku ma fàtte waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen di sant di njëkkee gërëm gi ak cant gi nag suma ministre le ministre des sports Matar Ba. moom dafa waroon dem tey Kébémer mais depuis ce matin ñu ngi ko mobiliser mu toog donc war a présider manifestation bi donc ñun dañ ko siy jéggalu avant tout mais di ko bàyyee aussi le message bi nga xam ne man moom laa waroon a jox askan bi moom mu délivrer ko parce que moom mooy suñu autorité moom mooy kilifa gi donc nañ ko cëral loolu. man kàddu yi may jël ay kàddu cant rek la mën a ne ak gërëm maa ngi gërëm maa ngi sant su may mbokk d'abord parce que tey ku gis lii xam ne li fi ëpp yëpp du ñoo xam ne yàgg naa koy wax ba ma koy wax ñu bëri dañoo foogoon ay yëfi caaxaan la mais dama leen ne Ngom Niang amul militant ay mbokk la am ak ay xarit parce que su may mbokk jóge nañ fu ne jóge nañ Touba jóge nañ Sokone jóge nañ Kaolack jóge nañ Dakar jóge nañ Mbour jóge nañ ci àll bi jóge nañ Ndangaan donc loolu moo lay won ne am mbokk yu baax rek moo mun a jëmale nit fa mu jëm donc su may mbokk maa ngi leen di gërëm muy suma côté yaay muy suma côté papa sant naa leen gërëm naa leen mais ci gërëm bi aussi mënuma ci fàtte mes amis d'enfance parce que tey ñoom ñoo porté wu volontaire wàcce seen bopp ba mun a jouer ay rôle yu sécurité mun ma nekkal ay genre hôtesse wala ay yeneen ak yeneen donc loolu leçon d'humilité la parce que su may morom lañ ma foy ak ñoom depuis temps booy donc tey buñ munee ñëw tuutil seen bopp ngir jëmal ma munuma def lu dul gërëm leen sant leen jërëjëf le groupe mën fi jërëjëf mes amis d'enfance jërëjëf ñi nga xam ne ñoom jeexoon ñi nga xam ne ñoo nekkandoo woon EJIP Fatick bokk passion football maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërëjëf aux anciens étudiants ñoom Fagnane et consorts ñi nga xam ne ñoo defandoo l'université mais jërëjëf aussi à la COJER de Fatick que je délivre une mention spéciale parce que ay jeunes lañ ay jeunes yu dynamique sans moyen mais ñu ngi def liggéey bi nga xam ne xëy na ñun autorités yi nga xam ne am na luñ ñu dënk ñoo ko waroon def mais tey COJER mu ngi ciy béy waaram di ci def liggéey bu am solo donc mention spéciale COJER bu Fatick mais du ma fàtte également nos vaillants étudiants les infatigables étudiants de Fatick maa ngi leen di remercier di leen di sant di leen di wax aussi que seen message bi ngeen ma wax pour ma wax ko le ministre des sports je pense que moom mu ngi nii toog jàppale na leen ci seen logement man duma ci dara je suis qu'un simple fonctionnaire buy agir sur les instructions de l'autorité et je pense que la personne à remercier n'est personne d'autre que le ministre des sports donc COJER je pense tàllale naa seen message yéen aussi jërëjëf ci seen teewaay bu loolu weesoo li nga xam ne moom laa bëgg a wax moom mooy ku gis tey manifestation bi ku gis Ngom Niang ba muy door nga war a xam ne je pense tey kàddu yi nga xam ne yëpp ay nit ñu ngi ci doon ragal wala di ko wax war nañ mën a gis léegi la réalité xam ne ñun fa ñu tegoon suñu tànk jóge wuñ fa la ñu xam ne moo nekkoon suñu objectif ci loolu la ñuy dox muy jàppale son excellence le président de la république Ngom Niang xeexul kenn Ngom Niang xuloowul ak kenn Ngom Niang xëccoowul ak kenn et je pense que ma seule mission c'est d'accompagner son excellence le président de la république mais booy jàppale nit sooy jàppale nit
muy xool da ngay dox fa muy dox da ngay mel na muy mel mais munoo di jàppale nit gën ko yàkkamti munoo jàppale nit ba pare di ko naan fii la ñuy jaar fële la ñuy jaar yow da ngay toog nekk un serviteur te je pense que ñun si yoon boobu la ñu ne si yoon boobu ñu ne aussi moo tax mu am ay kilifa yum ñu booleel ñëpp xam nañ ne ba may door j'étais seul avec mes amis mes parents ak li nga xam ne ñooy les jeunes de Fatick ànd ak man te boobu yoruma dara mais tey bu ma continuer mon combat aussi peut-être am na xel yoo xam ne duñ ko nangu wala du leer mais li gënoon yomb si man tey mooy ma làqatu suma ginnaaw ministre toog def ni ñeneen ñi lu ma am ma bokk kook sumay mbokk et puis mu defe naa moo nekkoon attitude bi gën a yomb mais bu ngeen gisee bu président di ñëw lépp lu ñu liggéey ñu jël ko def ko ci mobilisation c'est parce que nit da ngay gore waruñ nangu président gën ñu gore donc tey bu yëkkatee ay ndombo tànk jox ñu ko ñun ay doomu Fatick muy ñëw war nañ ko sargal war nañ mobiliser def ba def lu ñu mënul donc si esprit boobu rek la nit ñi di gisee que Ngom Niang di mobiliser de gauche keneen di mobiliser droite mais terewul on est ensemble moi je suis un militant discipliné looloo tax ma nangu nekk ak kilifa gi ma nekkal tey parce que kilifa gu mag gi moo ma boole ak moom et je pense que li nga xam ne newoon nañ Ngom Niang bu rangé woo wala bu liggéey Matar Ba il day koy tardeel wala da koy suul je pense que bu fekkee lii moom mooy mort politique considérez leen ma comme cadavre politique. moom responsable bu Benno Bokk Yaakaar boobile daal dina woo ay naataangoom ginnaaw ak féewaloo ñu booloo topp ci ginnaaw Matar Ba di maire Fatick moom mi nga xam ni seenu candidat di Macky Sall moo ko jiital ca boobule gox. neen ñi di wax boo ko naree topp doo liggéey ak kenn le ministre des Sports c'est notre maire en plus c'est le ministre et c'est lui aussi tey mooy buntu Fatick parce que lépp lu président de la République war a doxal Fatick si loxoom la koy jaar donc bu ñu tardé si loo xam ne vraiment ay affaires yu inutile la parce que xañ ko suñu askan la parce que dafay ñaaw à tout moment ñu naan leader yi Fatick yi nekkuñu benn te nekkuñu benn boobu yëpp li ko waral mooy munoo taxaw ne damay jàppale son excellence le président de la République mu ne jiital naa Mbagnick ci département jiital naa Matar Ba à la commune nga ne yow doo jëfe loolu donc man loolu rek mooy li nga xam ne mooy li ma xaw a métti ci la façon de faire de certaines autorités mais duma ci xulal kenn parce que ñoom ñëpp yàlla xam na ne bu ma xewlee dañuy bàyyi li ñu am yëpp ñëw taxawuma ñu ma jox cër lañ ñu ma respecté lañ mais nañu jël intérêt Fatick moom mooy ku ñu jiital ñun ñëpp ñu nangu jiitu mu jiital ko nekk ci ginnaawam parce que bés dina ñëw yow mii bañ jiitu ñu jiitu la bés dina ñëw ñu jiital la te bu boobaa aussi buñ la fayee sa bor doo jiite kenn donc chacun à son tour chaque personne bu gëmee li mu gëm di liggéey li muy liggéey man je pense que ne tey la suma mbooloo gën a yokk tey la suma doole gën a yokk tey la suma mën-mën gën a yokk te terewul maa ngi ci ginnaaw nit donc loolu ay erreur la loolu ay wax ju yàqu la nit ki bu gëmee boppam xam fa mu jëm je pense que li am solo mooy loyauté parce que sans loyauté rien n'est possible je voue un respect immense à son excellence le président de la République parce que dama gis ne njëriñu Fatick ci loxoom la ne donc nañ ko jàppale lépp lu xam ne histoire la ñu moytu ko voter ko porter ko à la tête du pays je pense que vraiment message boobu laa amoon pour wax leen mais li nga xam ne campagne la wala li nga xam ne waxtaan ak askan bi la je laisse l'initiative au ministre des Sports mu ñëw waxtaan ak askan bi man li may mujjee rek mooy sant leen gërëm leen kontaan naa yal na Fatick jëm kanam yal na président gagné au premier. ndaje mu ni mel nag dalaloon woy politique yu bëri ñu mën cee ràññee jëwriñ ji ñu dénk wàllum tàggat yaram moom Matar Ba mile ginnaaw bi mu neenalee ku jëg politique yi daal dina xam le ni rek daañu dellu joxaat seenub njiit ñaareel bi mandat. di gërëm mbokk yi di gërëm Mamadou Ngom Niang du ma ko wooyee daal tey responsable politique laa koy wooyee parce que véritablement xam na ci li mu nekk lu mu doon di gërëm papaam di gërëm yaayam di gërëm soxnaam di gërëm ay mbokkam di gërëm militants yi ànd ak moom
mais di gërëm l'ensemble des responsables politiques de Fatick. li ma wax mooy boo nekkee ci mbir da ngay xam ci li nga ne yàgg naa laa sopp yàgg naa laa respecté yàgg naa laa naw te ne ko DAGE ministère des sports kon boo ko nekkee ba pare continuer di liggéey changé wuloo mais di gën a jàppale nit ñi gën a bëgg Fatick dama lay gën a sant di la gërëm loolu mën nga ko defal mais terrain football sax boo ci nekkee te xamoo lii coup franc lu fa yàqu yaa ko yàq politique aussi boo ci nekkee da ngay xam lan mooy politique politique boo ci nekkee am ku jiite ne nii laa bëgg a demee soo koy gunge da ngay demee ni mu demee mais li am solo tey fii ñu taxaw ci Fatick président Macky Sall nekkoon RTS moment bi ngeen nekkee fii di def enregistrement pour wax ak askan wi Mamadou Ngom Niang mobiliser li mu mobiliser fii loolu de man li ma ci jàngat mooy li mu président waxoon keroog xaalagas yi xeex bi jeex na parce que en réalité xeex bi fii la war a njëkkee dëkku Maam Mbindis avant keneen di ci jot comme nag dalal nga xel ñëpp parce que cette mobilisation ku amul nit ñi mënuloo koo am ndaw nga yàlla na la yàlla gën a jàppale suñu tiitar nga parce que xale nga boo xamante ne am nañ ci yow yaakaar ci sa yar ci sa teggin ak sa ubbeeku ñi ngay àndal xam nañu leen xam nañu ne jigéen ñi jox nañu la bopp parce que am nga yaay ju baax xam nañu ne am nga yar am nga teggin te bëgg nga nit waaw kon nag man bu ma la gërëmee parce que coupe du monde lañ jóge te coow toppuñu jafe-jafe toppuñu te li nga yen woon 10 ma lay xalaat guddi di la xalaat bëccëg ngay fanaan ci biti di dalal nit ñi ba pare fanaan ci biti su ma la ci gërëmee ba pare dama lay gërëm nag en tant que responsable politique parce que lii nga def lañ soxla ci responsable politique moom mooy dajale nit ñi te xam li nga jëm lu mu doon tey Matar Ba n'existe pas tey personne n'existe y a que le président Macky Sall qui existe nañu joxante loxo te Fatick jël premier ci Sénégal il est possible d'y arriver parce que c'est la base du président Macky Sall kon Ngom Niang dañu lay gën a santaat di la gërëm di ñaan say wayjur niñ la uufee yàlla na leen yàlla may gudd fan gudd may leen wër ñu gën lay tete di la gën a jàppale parce que li ma wax mooy yow suñu tiitar nga en tant que ndaw waaye am nañ ci yow yaakaar te yaakaar boobu du man rek président Macky Sall it am na ci yow yaakaar fi nga xamante ne foofu lay jeexalee mooy campagne bi yaa ngi waaj a tijji bu soobee yàlla président Macky Sall li mu wax li gën a jafe ci réew mi yoon la te mu ngi koy gañe yoon yaa ngi dem fu ne waaye balaa muy jeexal mandaam li mu bëgg mooy dëkk bu amul courant am courant dëkk bu amul ndox am ndox loolu ngeen nar a gis ci programme am muy l'accès universel en eau et en électricité li mu def ci réew bi nag kenn du ko nekk di ko jeex ñépp a ko gis kon nag li ñu war a def mooy bañ saytaane dugg suñu biir ndaw ñi nañ takku jigéen ñi takku président Macky Sall gagné le 24 premier tour le 25 ñu liggéey kon ñu ngi jox rendez-vous xam naa ne Ngom Niang dama ci profito quartier yi yëpp def nañ ñu ngi def seen comité électoral bu ñu paree lundi dinañu jot koppar yi ñu war a def seen liggéey suñu ko liggéeyee ba pare dinañ leen gën a jàppale parce que comité électoral communal dina jàppalante comité de quartier yi pour ñu dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi privilégier la proximité ànd ak ñëpp Ngom Niang jaar nii keneen jaar na le keneen jaar na le ñu dugg ci kër yi waxtaan ak ñëpp su ko defee président Macky Sall jàppale ñu mën a gagner réew mi su ko defee ñu préparer li mu wax parce que am nañu meeting départemental le 16 président Macky Sall ci takkusaan la fi ñëw su fi yegsee meeting bu paree fii lay fanaan doog a dem ci beneen dëkk kon Fatick am ngeen gan bu mag gan goo xam day ànd ak i mbokkam ak ñi koy jàppale mu laaj une mobilisation ci dal ci yar ak ci teggin kon tous les
président de comité de quartier comité yi nga xamante ne ñoom ñoo war a ñëw muy 11 bu soobee yàlla suñu ñëwee lundi ci suba dinañu jot fonds de campagne yi nga xamante ne leaders yi ñoo ko dajale ñoo ko dugal ku ci ne dugal sa loxo ci sa poos ñu jàppale askan wi pour mun a def une belle campagne électorale. jongante njiitu réew mi war a boole juróomi candidat kenn ku ne ci ñoom war a wër biir Sénégal ci diirub ñaar fukki fan ak benn di wax ak askan wi ngir ñu mën a bokk ci seenu tànneef ci bisub 24 février 2019.